ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee kii di Aminata Tall bi nekkoon présidente conseil économique social et environnemental ki ko wutu nag ci poste boobu di Aminata Touré ci bés yi ñu weesu ci fàttali Aminata Tall dañ ko nommé woon ci bopp conseil boobu ci ab décret présidentiel bu Macky Sall defoon ci bésu 11 janvier 2013 ñu tabaat ko itam ci poste boobu maanaam reconduire ko ci bopp conseil boobu ci août 2018 mais li ñu seetlu mooy gannaaw ba ñu teggee ndombal tànkam ci boppu conseil économique social et environnemental dañu constaté que ni Aminata Tall da doon gérer conseil boobu noonu comme kuy gérer sa njaboot wala sa kër goo xamante ni yaa ko moom mu amoon ab gestion bu scandaleuse maanaam dafa ay njombe yoo xamante ne nii kenn mënu ko naatable ci wàllum dayo ak ay nomination wu yaama neex ay mbokkam ñi ko jege ay xaritam ak ay salaire yoo xamante ne nii dafa jéggi dayo diiru juróom benn at yi mu def ci bopp conseil économique social et environnemental Aminata Tall présenté fa ab bilan boo xamante ne nii ci yoon rek buñ ko tegee ci yoon dañ ko war a topp mu indi ay leeral ci anam yi mu yore woon conseil boobu noonu information yi leen di jox ci anam yi Aminata Tall yore woon conseil boobu noonu dina bett ju bari mais da leen di ñaar rek ngeen am xolu muñ ko du début jusqu'à la fin parce que musuñu gis doomi aadama yore yorin wu ñaaw wala bu amee bëriwul ci administration bu Sénégal wala institution yoo xamante ni réewum Sénégal moo ko fi teg ci anam gu ñaaw gi mu yore woon conseil économique social et environnemental dafa mel ni da doon profiter ci nekkam ci bopp conseil boobu noonu ngir wut alal def ay mbokkam njabootam ak i xaritam ay nit yu am alal vidéo bi dina leen détailler lépp benn par benn pour que ngeen xam Aminata Tall ni mu yore woon conseil boobu noonu pour que ngeen xam ni ndaw si bokk na ci délinquants yi gën a mag ci wàllum gestion fii ci Sénégal li ñu mën a jàpp ci bilan ci diir bi nga xamante ne nii Aminata Tall def na ko ci bopp conseil économique social et environnemental mooy da doon def lu ko neex ci li nga xamante ni mooy wàllum nomination yi bu fekkoon ni da doon recruter ay sénégalais ay ndaw yoo xamante ne ni am nañ ay compétences gannaaw ba ñu defee ay appel à candidature pour que ñu postuler laaj poste yooyu mën nañu comprendre mais da doon def li ñuy woowee nomination patrimoniale maanaam ay nomination wu yaama neex ñoo xamante ni xam na leen soit ñu bokk ci famem wala ay xaritam wala ay doomi aadama yu ko jege Aminata Tall li mu njëkk a def mooy fal ki nekk assistant am ak chef de cabinet muy adjudant Faye boobu noonu jabaram la Aminata Tall fal conseillère technique ak salaire boo xamante ne nii dafa jéggi dayo ñu yaakaar ni fa la yem mu nommé waat ñaari jarbaatam kenn ki ñu koy dippee El Hadji Mamadou Moussa Dia keneen ki ñu koy dippee Mamadou Dia ki njëkk gi muy El Hadji Mamadou Moussa Dia bi nga xamante ni ay qualification maanaam ci wàllum jàng ci wàllum diplôme ba léegi kenn xamul lan mooy qualification am Aminata Tall daf ko def directeur du protocole du conseil économique social et environnemental alors que ni boo xoolee ci yeneen institution yi maanaam këru liggéeyukaay yu fi nguuru Sénégal teg yu ci bari boo xoolee amul poste boobu noonu amul poste directeur du protocole ci anam yi ñuy fonctionner ab poste la boo xamante ni moom moo ko créé pour teg fa ki nga xamante ni mooy jarbaatam bi nga xamante ni xamuñu lan mooy ay compétence am xamuñu ba xam am na diplôme wala déet beneen jarbaatam bi ci topp muy Mamadou Dia ñu def ko li nga xamante ni mooy conseiller technique en charge des questions environnementales foofee itam ñu jox ko ay privilèges yoo xamante ne nii ba tey dafa jéggi dayo yu kenn mënul justifier beneen affaire bi concerné benn waay bu ñuy wax Bira Kane Sène moom moo nekkoon chargé de communication politique bu Aminata Tall mais Aminata Tall lan la def dafa jël Bira Kane Sène boobu noonu defaat ko conseiller personnel am ba pare maintenir ko ci poste bi mu nekkoon muy chargé de communication politique Bira Kane Sène boobu noonu dafa maintenir privilège yi mu amoon ci poste yooyu noonu boole ak beneen nomination bu bees bi ba pare di am salaire bu ëpp 1 million de francs CFA par mois ëpp na ko li muy percevoir par mois parce que dafa am ay cumul de fonction changer poste mais en même temps conserver même privilège yi ba tey dañuy des ci Bira Kane Sène boobu noonu parce que moom jabaram ci boppam Aminata Tall daf ko jël def ko itam conseillère chargée du genre beneen ci nomination yi concerné benn femme bu ñuy wax Néné Wane boobu noonu mooy conseillère personnelle Aminata Tall nekk itam xaritam
léegi Aminata Tall na la def dafa jël doomu xaritam boobu noonu bu góor muy nen ne woon boobu noonu doomu bu góor la jël def ko chef de la division finance bu conseil économique social et environnemental maanaam muy caytu lépp lu jëm ci wàllum kopparu conseil boobu noonu anam gi mu gérer xaalis bi ci bopp conseil bi virement yi nga xamante ni def nañ ko loolu lépp mérité nañu def ci ab enquête te yaakaar na ni yenn organes yi comme ay OFNAC dinañ jël en charge dossier boobu noonu parce que wunduwul dara loo xamante ni leer na ay palum yaama neex la say xarit say doomu xarit jël fal lañ ci anam yoo xamante ni kenn mënuloo ko expliquer. ñu jëlaat tamit beneen poste muy chef de la division des ressources humaines foofu tamit Aminata Tall teg fa jarbaatam bu jigéen bi ñuy tuddee Fatoumata Bagnan moom Fatoumata Bagnan boobu noonu gannaaw ba ñu changé li nga xamante ni nii mooy division des ressources humaines boobu noonu remplacé ko direction des ressources humaines dañ ko conservé waat ci poste boobu noonu joxaat ko yeneen privilège yoo xamante ne nii moo ëpp yi mu amoon. après loolu dañuy ñëw ci ñi nga xamante ni ñooy conseillers spéciaux yi nga xamante ne nii Aminata Tall moo leen nommé foofu tamit ñu noté fa ab exagération boo xamante ni nii dafa jéggi dayoo lan la Aminata Tall def dafa choisir lu toll ci ñaar fukki conseillers spéciaux yoo xamante ne nii seen liggéey ba léegi kenn mënu la wax lan la ak ay salaire yoo xamante ni nii romb na li nga xamante ne nii moom la règle yi autorisé teg ci itam jox leen ay avantages ak alalu Sénégal te seen liggéey askan wi sentir ko. mais Aminata Tall yamu ci lan la defati dafa nommé ay chargé de mission yoo xamante ni nii c'est des dizaines de personnes chargé de mission yooyu noonu ba tey ñoom itam kenn xamul lan mooy seen liggéey exactement te yaakaar naa ni raar na ngay gis sénégalais bu la ne rencontré na ci mbedd mi wala ci këram wala bërëb bi liggéeyee ab chargé de mission wu conseil économique social et environnemental maanaam ñoom seen liggéey kenn mënu la wax ba léegi lan la parce que sénégalais yi sentiruñ seen présence ci li nga xamante ni mooy askan wi luy seen liggéey exactement Aminata Tall kese koo xam. mais ay moyens la yoo xamante ne nii pour moom casé fa ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam xaritam ñoñam ñi mu xam ay dëkkandoom ay xaritu mbokkam ay xaritu doom ak ñu ni mel. ñuy wëyandi ba tey ci Aminata Tall ak yorin gu bon gi mu yore woon li nga xamante ni mooy conseil économique social et environnemental lan la ndaw si defati dafa créer poste adjointe au protocole bi ñu la doon wax sànq bi nga xam ni raar nañu gis ko ci yenn institution yi léegi poste adjointe au protocole boobu noonu mu teg fa ku jigéen koo xamante ni nii xaritu doomam bu góor la maanaam affaire famille la affaire xame la affaire dëkkandoo la maanaam yamatul rek ci fal ay famem mais ay xaritu doomam da leen di jox ay poste yaa ma neex alors que jamono jooju noonu sénégalais yi ñi ngi fi ay ndaw am ay compétences yoo xamante ni mën nañ gérer poste yooyu noonu wala yeneen poste yoo xamante ni war nañ ko mën a doxal ci anam yi mu jaare yoon ñu tëjal leen porte institution yooyu noonu tëjal leen poste organe yooyu di ay conseil économique social et environnemental alors que jamono jooju ka jiite mi ngi def lu ko neex di fal di folli di fa teg ay mbokkam di casé ay dëkkandoom ak xaritam. bu weesoo nomination yu scandaleuse yooyu doon nga xam ni Aminata Tall def na ko dañuy ñëw moom ci wàllu boppam moom ndeyu mbilli gi ak privilège avantage yi nga xamante ni am na ko bi mu nekkee woon ci bopp conseil économique social et environnemental ci fàttali nekkoon fa lu toll ci juróom benni at d'après yi ñu xam parce que xamuñu ba xam yor na ay yeneeni oto mais diir moom fa nekkee woon Aminata Tall dafa am lu toll ci juróom-ñetti véhicule de fonction ay oto yoo xamante ni nii réewum Sénégal moo ko jox di ko alimenter en carburant ci alalu sénégalais yi dañ leen di jox caractéristique u oto yi maanaam ku ci bëgg am lu la leer nga dem vérifier ko juróom-ñetti oto yi nga xamante ne nii Aminata Tall amoon na ko diir bu mu nekkee ci boppu conseil économique social et environnemental jox nañ ko benn oto S500 amaat beneen oto Lexus hors série benn 4x4 Toyota TXL benn 4x4 Nissan benn Touareg modèle 2016 beneen Touareg modèle 2014 benn Passat modèle 2017 ak benn Touareg familial hors série juróom-ñetti oto yooyu noonu la Aminata Tall doon fonctionner te réewum Sénégal moo ko fay di alimenter oto yooyu noonu carburant muy def lu ko neex ak alalu Sénégal. léegi nag laaj bi ñuy laaj mooy Aminata Tall lan la liggéeyal Sénégal pour mériter privilège yi yëpp koo xam rek nañu ko wax dara Aminata Tall
amul dara lu mu mës a liggéeyal Sénégal pour am avantage yi nii yëpp. au contraire Sénégal moo ko jox lépp. Sénégal kuy dundal Sénégal yi doon dundal njabootam te loolu depuis temps Abdoulaye Wade. parce que bu leen fàtte ni entre août 2003 ba 2004 Aminata Tall nekkoon na ministre d'État auprès du président de la République ci jamonoy Abdoulaye Wade. entre 2004 ba mars 2006 mu nekk ministre d'État ministre des collectivités locales et de la décentralisation. entre mars 2006 ba février 2007 mu nekkoon ministre d'État auprès du président de la République ba tey ci nguuru Abdoulaye Wade. en octobre 2009 mu nekk secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal ba 2012. bi ñu folee Abdoulaye Wade Macky Sall conservé ko ci poste secrétaire général de la présidence de la République avant mu koy teg ci bopp conseil économique social et environnemental en 2013 ba 2019 mu nekk ci bopp conseil boobu noonu di ko yoree comme ku yor sa alalu baay di def lu ko neex di nommer ay famem di nommer ay xaritam di nommer ñi ko jege ak ay contrat yoo xamante ne nii ba tey dafa jot ñu leeral ko. léegi jàngat bi mooy lu toll ci fukki at ak juróom benn 16 ans da ko tàmbali ci nguuru Abdoulaye Wade ba ci nguuru Macky Sall Aminata Tall di dund ci alalu Sénégal te defalul dara Sénégal. dundam gépp lenn la mooy ci pouvoir nguur gu ñëw nga ànd ak moom di yàq alalu sénégalais yi ci num la neexee. trop nag c'est trop lu ëpp tuuru. et d'après scandale yi nga xamante ni noté nañ ko ci anam gi mu yore woon conseil économique social et environnemental yaakaar na ni yenn organes yi yu ci mel ni OFNAC dinañ auditer ndaw soosu noonu muy Aminata Tall ngir que mu fay toor yi nga xamante ni teg na ko Sénégal. toor yi nga xamante ni teg na ko ay ndaw yi nga xamante ni jàng nañ te mënoon nañ wane wala jëriñ seen expertise ci boppu conseil économique social et environnemental mu xañ leen ko moom Aminata Tall teg fa ay mbokkam ak i xaritam ak ñi ko jege. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagleeloon ko kii di Aminata Tall nekkoon présidentu conseil économique social et environnemental ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.